asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci iRadio ITV comme nuñ ko faral di def bëccëg bu nekk toog waxtaan ak yéen nga xam ne moo soxal adduna bi soxal réew mi xam ngeen ne bi mbas mi amee ba léegi dañuy njëkk a def mooy tëj frontières yi nag mooy diggante réew ak réew yi daanaka avion yi dematuñu woon ñëpp toog te boobu léegi lu ci gën a bëri commencé wulwaat parce que bu fekkee ne cargo yaa ngi dem di commerce waaye nit ñi voyage yi bëreetuñu frontières yi bëreetuñu loolu moo tax soo gisee ca fale ca bitim réew am na compagnie aérienne yu bëri am problème Air Canada yëg nañu sax temps yi am na ñu bëri ku deful 25 ans ci compagnie bi maanaam jox na la sa këyit naan licencié na la South Africa Airlines ñëpp gis nañ jafe-jafe yu moom gis nañ Ethiopian jafe-jafe yu moom même fii ci Sénégal suñu compagnie bi di Air Sénégal keroog ci benn journal bi tudd réussir maanaam magazine réussir bu Canal plus bu ñu defee reportage nee nañu perte nañ lu ëpp 25 milliards ci ñaari weer te xam nga ne compagnie aérienne yi ak agence yi li ci topp yëpp yu bëree bëri dañ ciy daan seen doole te loolu bu amul dina nañ jiixi jaaxa ci liggéey boobu loolu moo tax tey ñu woote ak ay kàngam nekk ñoom di expliquer ci maanaam mbirum jaww ji mbirum compagnie aérienne bi ban impact secteur boobu la Covid bi indi moo tax tey ñu ngi dalal kii di tudd Ibra Wane xam nañ ko moom nekkoon na directeur à Air Afrique nekk directeur à Air Sénégal International nekkoon na directeur à la RAM directeur à la South African Airlines directeur Corsair directeur Air Promotion Group ak directeur Avico consultant IATA Union européenne de la CEDEAO mu ngi conseiller compagnie yu bëri ci liggéey bi tamit ñu dalal suñu beneen naatangoo di Ndéné Mbodj di écrivain di philosophe di tamit xam luy communication génne livre bi nga xamante ne le Sénégal les enlisements maanaam réew mi nu muy doxee ak lu koy gàllankoor moo tax ñu toog tey di waxtaan ak ñoom Ibrahima Mamadou Wane gis nañu par exemple Tunisie nee na le 27 dañu ubbi seen frontière aérienne France ñoom frontières yi xamante ne ci diggante réew Schengen ubbi nañ ko nee nañ le 1er juillet daañu ubbiwaat seeni frontière internationale Sénégal ba léegi jëlaguñu date waxaguñ ci dara lu leeragum par rapport à ça waaye ñu nekk ci secteur bi ñoom nee nañu yëg nañu bu baax a baax jafe-jafe Covid bi bu am ci ñoom yan matuwaay lañu war a jël pour compagnie aérienne yi jëlaat seen liggéey nu mu waree. jërëjëf Alassane Samba Diop maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay maa ngi nuyu tamit suñu auditeurs yëpp waaw laaj bi nga ma laaj nag xam naa kooku gouvernement bi nga ko waroon laaj. bi mbas mi amee ba léegi effectivement Sénégal comme yeneen dëkk yëpp ci àddina bi dañu jël ay matukaay dañu seet ñoom naka lañ ci génne naka la ñuy saafara seen nit. seen ay population ak tamit naka la ñuy yan matukaay la ñu war a mën a jël ba bañ a gàllankoor trop seen koom-koom. Sénégal gouvernement bi yëf yi commencé moom it dafa jël matukaay yi ñëpp jël. jël nañu état d'urgence la loi la boo xam ne bi bu ñu ko xasee ba jël ci biir loi bi mën nañ ci tënk ay mbir yu bëri yoo xam ne ni dina tax gouvernement bi mën a gaaw ci décision yi muy jël. aywa bi gouvernement bi defee loolu ñun secteur aérien bi mi nga xam ne ni moom mooy jël lépp lu doon compagnie aérienne wala aéroport maanaam frontière bi ci boppam tëj nañ ko ba noppi jël ay matukaay yoo xam ne ni nee nañ ni que léegi dañuy seet naka la ñuy mën a fexe ba mbas mi du jóge bitim réew ñëw ci Sénégal parce que bu ñu ko seetee ba ci biir. infection yi njëkk am yëpp bitim réew la jóge ñëw Sénégal. waaw te bitim réew bi mu jógee tamit mi ngi jaare aéroport Dakar. loolu moo taxoon ñooñu jëloon matukaay yooyu waaye nag bu ñu ko jëlee tamit dafay fekk ñiy liggéey ñëpp ci secteur boobu waaw loolu moom da leen di gàllankoor trop loolu mooy li ñu mën a wax pour le moment. waaye terewul tamit que ni que ñoom ñoo ngi waxtaan ak yeneen réew yi parce que jàpp nañ ni que suñu ministre ak ministre UEMOA yi comme que Sénégal dafa bokk ci kuréel boo xam ne bii dafa nekk communauté régionale mooy nga xamee ni bii su gox bi ñu nekk fii yëpp nga xam ne am na juróom-ñetti réew ñoo ko bokk dañu waxtaan ci seen biir ñu ni que dañu bëgg liggéeyandoo bu ñuy tijj ñu tijjeendoo te bu ñu koy def tamit ñu fekk diisoo nañ ci xool ba xam loolu moo tax ba léegi déggoo benn pays UEMOA wax exactement ban bés lay tijji. aéroport am yi parce que waxtaan yooyu jeexagul. waaye Sénégal moom ci boppam depuis lundi bii passé altine barki démb tijji nañu aéroport yi nga xamee ni yii ñooy mën a tax nit ñi mën a dem ci biir dem beeg dikk bi ci biir dëkk bi ci biir Sénégal
ci biir li di biir frontière u Sénégal yi moom tijji nañu international bi nag moom moo des waaye kooku gouvernement bi ak ñeneen naataangoom yi ñoo ngi waxtaan jàpp nañ ni que fii ay fan yu néew daañu ci mën a am lu leer. Ndéné Mbodj yow docteur nga enseignant en philosophie de la communication UCAD génn nga benn téere bi du Sénégal des enlisements critique d'un paysage politique Harmattan moo ko génnee tey ci li xew ci maanaam mbirum communication diggante réew yi avion yi bokk na ci nañuy di circuler te nañu virus bi circulation nit ñi moo tax mu yokk gis nañu cas yi nañu yokkoo fii ci Sénégal secteur bi xamante ne tourisme la lu am importance ci koom-koom réew mi bu ñu continuer di tëj nii est-ce que di jiixital ci ñi léegi ci secteur boobu. bon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa i rajo yëpp di nuyu groupe bi di nuyu seen auditeurs yëpp di la yëgal yow Alassane man xam naa sa liste fan si laa bokk depuis étudiant ñu ngi la doon déglu. et que baax na aussi occasion yi suñ ko amee ñu ne la gis nañ liggéey bi nga yàgg di def et que fi nga jàpp noonu la suñ sañoon nga gën fa nekk rek di progresser aussi bu baax a baax ba su loolu weesoo aussi waaw Covid bi moom il faut que ñu continuer la vie là il faut que mu continuer il faut que activités yi continuer communication bi il faut que mu continuer mobilité bi li ñuy wax mobilité il faut que mu continuer fi mu toll nii vie bi il faut que mu continuer activité bu mu mënti doona warul mën a taxaw même su nekkee ne dañ koy ralentir tuuti activités yi dañuy continuer waaye activités yi dañuy changer niñ koy continuer ñëpp xam nañ ne virus bi moom daanaka nee nañ du bouger mais nit ñi ñoo koy bouger-loo nit ñi ñooy tax mu communiquer d'une personne à une autre d'un pays à un autre mais cette fois-ci mobilité bi dafay changer xar kanam bu baax a baax début bi critiquer nañ bu baax a baax suñu secteur aérien ñëpp bi bas mi commencé newoon nañ mu ngi ñëw tëj leen frontières yi à défaut tëj leen frontières yi jël leen seen motuwaay ni ñuy dugg nañ ko xool mais tey ñëpp seetlu nañ ne dëmb su nekkoon tey par exemple daanaka ñuy dugg Sénégal yëpp jógee bitim réew te ñu war fay dugg parce que ay activités la ñuy am suñ bougé wul daanaka seen au-delà de seen liggéey seen dundin muy sénégalais yi nekk fii di liggéey bitim réew wala homme d'affaires yi nekk bitim réew am fi seen affaire de toutes les façons suñ bougé wul suñ communiqué wul seen activité day taxaw seen économie day taxaw seen dund muy seen dund réew ak suñ dund aussi day taxaw mais il faut que ñu jël motuwaay moom il faut que ñu jël ko j'ai dit que début bi suñ ko xamee woon ni daanaka ñi jógee ci pays yi ñu reconnaître comme dañ leen infecté ñëpp dañ leen di mettre en quarantaine la solution loolu la woon waaw ñëpp képp koo xamante ne jóge nga ci zone boo xamante ne ñëpp reconnaître nañ ne virus ba sonal nañ leen yaakaar naa au début ñooñu suñu leen mettroon en quarantaine rek sénégalais yi mën nañ continuer seen activité tranquillement te dara du leen sonal maintenant wax nañ ne dañuy reprendre effectivement ñu bëri dañuy critiquer waat ne alors Sénégal lépp lu muy def rek day dépendre ci sous-région wala day dépendre ci international bon mën nañ wax dëgg parce que gis nañ ne saa su France waxee ne damay tijji ñun aussi ñu ne dañuy tijji saa su France waxee ne damay jàngi ñun aussi ñu ne dañuy jàngi ba mënuñ leen critiquer ci loolu parce que ñu ngi essayer def dara mënoon nañ toog rek croiser les bras comme que nag ñoom ñu ngi calquer seen modèle de développement wala modèle politique wala modèle d'activité si ñeneen nañ aussi góorgóorlu jël seen motuwaay comme ñeneen niñ ko jëlee nañ ubbi frontières yi parce que suñ ubbiwul frontières yi zone yu bëri biir réew mi Sénégal fii dinañ tumaranke ci lu bari parce que am nañ zone frontalière yu bare économie yeneen réew lañ dépendre ma tooñ suma mbokk tukkuleur yi Matam un peu ñoom xam nañ ne presque seen économie frontière boobu zone Mauritanie su tëjee dañuy sonn Sénégal tëj ñu sonn zone sud aussi la même chose mais cette fois-ci wax dëgg fa yàlla nañ jël
motuwaay yi moom yu bëri compliqué wul yenn yi geste barrière la wala distanciation physique comme ni ñu koy waxee ku war a jël gel na jël gel ñu respecter distanciation bi éviter le maximum lépp lu niroog wala xeetoog mbootaay wala rassemblement yooyu yëpp lépp loo xamante ne daal day faciliter contamination wala transmission virus bi wala communication virus bi nañ ko tere mais li am solo ci parce que wàllu communication nga ma wax ma tontu li gën a am solo ci reprise activité yooyu mooy li ñu tuumaranke souvent parce que soo xoolee bitim réew bi nga xamante ne ñun moom la ñuy tricher di ko tricher mal nga jéggal ma ci expression boobu mooy espace public bi dafay saturé ci débat seen espace public day niroog espace démocratie réelle ba loolu la ñuy wone daal seen télé yi day yëngu seen assemblée nationale day yëngu seen rajo yi day yëngu seen mass média yi dañuy yëngu seen nit ñi dañuy yëngu ba mu jaral leen ay xiroog ŋaayoo loolu nag moo xaw a tumuranke fii tuuti activité secteur boobu aérien bi day démarrer mais on aurait aimé bëggoon nañ xam lan la acteurs secteur yooyu est-ce que discuter nañ presse bi par exemple yan information la am ci compte rendu réunion Sénégal dañ faral di gis ne souvent ñun depuis ba ñu waxee mbas mi dañuy suivre rek li chef bi wax wala li autorité bi wax wala lu politique wax te vraiment war nañ mën a dépasser wax jooju. Covid dafa nekk une situation mondiale et planétaire nit ñi noonu lañ ciy discuter franchement discussion communication surtout mu ranké ci li ñu bëgg a dem rek du sotti kon acteur secteur aérien yi nañ discuter syndicats yi nañ discuter partenaires yi nañ discuter ñu xam yan solution réelle la ñuy jël discussion boobu su amul discussion yu viable parce que mbas mi da leen laal dëgg perte d'emploi dëgg nga ay pilotes yu démissionné dëgg lu nekk mën nañ ko dëgg ci loolu mais li ci am solo bu am solo mooy communication des acteurs du secteur parce que mbas mi naam dëgg la mbasu santé la mais du mbasi santé kese secteur d'activité yi parce que secteur aérien xaw naa sori ak santé mais fu discussion fu communication amul solution du fa am kon nañ discuter ñun balaa ñu leen di rejoindre ci discussion yooyu ci communication yooyu pour xam la meilleure solution bu ñu mën a adopter ci ouverture des frontières yi loolu laa am Ibrahima Wane mbas bi bu mu ñëwee ban conséquence la am ci seen liggéey ak surtout lan changement la indi parce que ñu bëri njort nañu bu ñu génnee ci mbas mi billet d'avion dina yokk avion ni ñu transporter nit ñi xëy na am njëkkita parce que boo distanciation physique bi dina am naka la nit ñi mën a duggee ci avion yi ak yooyu yan matuwaay lañ jël ci biir avion yi parce que bu ñu gisee première reprise surtout fii Sénégal ñuy liggéey ci biir ak masque yi ñuy sol yére yi ñuy sol yooyu yëpp dina day ranchér coût yi. waaw Alassane Samba wax nga dëgg parce que mbas mi ngi fi ba léegi bi mu ñëwee nag li mu indi ci suñu secteur aérien mooy que xam nga secteur boo gis ci koom-koomu réew mi dafa wàññeeku maanaam dañu lu ñuy wax ralenti fii moom suñu wàllu ñun dafa taxaw complètement parce que boo tëjee aéroport kenn tukkeetul avion naawatul loolu mooy secteur bi dafa taxaw kon li mu indi ci ñàkk dafa bëri torop kenn bu ñu ko natt bu ñu demee ba nga xam ne kenn liggéeyatul boo demee ci biir Dakar daa gis ay bureau yu bëri yuy yëngu ci mbirum transport aérien mbirum dawal roppalaan agence de voyage yi ak ñeneen dañu tëj boo ñëwee da ngay fekk bunt yëpp ñoo ngi tëju nit ñaa ngi seen kër waaye foog nag ma wax ci tamit tuuti ci li gouvernement bi def du ma porte-parole gouvernement bi gaa waaye nag fekke naa ay réunion li ñu doon wax léegi mooy que ni que nit ñi war nañu di gisee diisoo ci seen biir loolu am na ci ministère des transports ci dëgg-dëgg xam naa xawma yeneen yi kii naka la ñuy organiser waaye ministre des transports moom ci boppam ak ay cadre am yëpp def nañu ay réunion yu bëri yoo xamee ni yi indi nañ ci ay matukaay yi nga xamee ni yi moom la gouvernement bi jël ci boppam pour seet naka lay soqalee transport aérien ci boppam mënuñu wax ni que lépp li ñuy def li lépp nekk na loo xamee ni ñëpp kontaan nañ ci àgg na fi mu waroon àgg waaye am na lu ñu def gouvernement bi génn na koppar bu bëri jox ko compagnie nationale xamuñu nag ci yan anam ndegam dañ leen ko lebal wala dañ leen ko may wala dañ leen ko kii yooyu loolu leerul trop waaye jàpp nañ ni que bu ñu leen joxulee koppar boobu dootuñu mën a dem loolu moom lu leer la bu ngeen seetee ba ci biir bitim réew dëkk yu mag yëpp dañu jël koppar bu jéggi dayoo jox ko seen compagnie nationale xam ni que bu ñu amulee koppar boobu du ñu soqali ko
ba pare léegi nag ñeneen ñi nga xamee ne nag bokkuñu duñu compagnie nationale maanaam ay privé lañu mu doon ay agence de voyage wala yeneen compagnie yu ndaw yi. mel ni Transair ak Arc-en-Ciel. wala ñeneen ñi nga xamee ni ñii ñoo ngi liggéey ci aéroport bi parce que ñi liggéey ci secteur bi dañoo bëri. waaw. Gouvernement bi dafa ni yéen damay wut defar benn fonds boo xam ni bii dinaa ci def koppar jox ko ci yóbbu ko ci banques yi ba noppi yéen ma def ak banques yi benn contrat boo xam ne bii dañ leen di lebal bu ñu leen lebalee dañ leen lebal ci ay anam yoo xamee ni yi du metti trop ci yéen. comme que mayuñu leen ko ñu jéem leen sax dimbali gouvernement bi nee na moom noonu la mën a dimbali privé bu ñu leen ko lebalee daañu leen jox intérêt yi ngeen di fay dafay néew. te daañu leen may ñaari at balaa ngeen di commencer fay mu ngeen am jotu defaruwaat bu baax loolu yëpp am na fi léegi nag sa beneen laaj bi mooy que ni que bu fekkee ni que léegi ñoo ngi war a tijji frontières yi ba mbir mi ñëwaat naka la ñuy def am na ñuy wax ni que billet d'avion yi daañu yokku mën na nekk. mën na nekk ndaxte li nar a am mooy compagnie yi bu ñuy commencer ndànk-ndànk la ñuy noonu a commencer. lu tax ñu war a commencer ndànk-ndànk ndaxte clients yi du ñu bëri xam nga léegi du ñu tijji rek ñëpp riir yi ci avion yi naaw naan ñoo ngi dem fii ñoo ngi dem faa ndaxte fa ngay dem d'abord est-ce que tijji nañ ko ensuite est-ce que ñooñu jëluñu ay matukaay yoo xamee ni yii ñii ñëw ñi am na nu ñuy defalanteeg ñoom ba nga xam ne nit ñi du ñu mën a ñëw bëri wala boog du ñu bëgg sax ñëw am na ay dëkk yoo xam ne nee nañu bu ñu commencé ba tijji ñii ñëw dañ leen di denc ñeenti fukki fan ak ñeent muy lu ñuy wax quarantaine wala quatorzaine sax boobu muy fukki fan ak ñeent am na ñoo xam ne nee nañu déedéet balaa ngay dugg sama réew il faut ñu tester la seet ndegam amoo jàngoro bi su dul loolu doo fi dugg am na ñoo xam ne sax tijjeeguñu sax seen ay ambassade wala seen ay consulat pour joxe visa loolu moo tax kon jàpp nañ ni que bu ñu tijjee aéroport frontières yi nit ñi tukki du ñu bëri trop ci njëlbéen bi du ñu bëri trop surtout que fi ñu toog nii léegi homme d'affaires yu bëri tàmm nañu léegi liggéey ci par internet. visioconférence yi ñuy def yi nga xam ne da ngay toog sa écran di wax ak ñeneen ñi te fekk du ngeen daje. loolu dem na ba ñenn ñi sax commencé nañu xalaat ni waa ñun sax ñun te ñu continuer ñu wéy ci lii bañ a dépenser xaalis bu bëree bëri ci yenn tukki yeeg yenn kii moo tax kon. est-ce que loolu gàllankoor justement seen liggéey yenn transporteurs yi. dina ko gàllankoor impact si seen chiffre d'affaires. dina ko gàllankoor trop. parce que budget yu bëri yoo xam ne ni ay déplacement la ak ay séminaire ak ay kii yu mel ñu bëri daañu ko wàññi ndaxte ñooñu di wàññi budget yi sax ñoom seen bopp dañu am ay jafe-jafe. ku am jafe-jafe nag fa nga xool noo koy saafaraa ci biir entreprise bi donc entreprise yooyu ñu si bëri daañu defaat lu ñuy wax ajustement te bu ñuy seetaat seen kii tukki yeeg yooyu daañu ko wàññi kon loolu yëpp dina tax que ni que ñiy tukki du ñu bëri nit ñi bu ñu bëriwul nag njëg yi moom làbb te mu yéeg. ndaxte compagnie yi pour que ñu mën a ñëwaat ñoom ci seen bopp transporter nit ñooñu ñëpp te fekk ñoom seen matukaay dafay bëri ñoom li ñu nar a fay dafay bëri. ñoom ci seen bopp mooy li ñuy wax maanaam li nga xamee ni njëgu liggéey mooy seen coût dafay gën a yokk loolu moom lu leer la loolu moo tax réew yu bëri jël koppar dugal ko ci biir compagnie yi pour que ñu mën a saafara loolu comme ça bu boobaa sax yéen daañu leen mën a wax waaw du ngeen dàq kenn wala du ngeen yàq liggéeyu kenn ñun daañu leen jox koppar ndax nit ñi mën a toog su dul loolu compagnie bu nekk boo ngeen seetee léegi bitim réew compagnie yu mag yu bëri seen réew jox nañ leen xaalis bu bëri waaye terewul ñoo ngi wàññi ay junniy nit ci seen liggéey mënuma fi def publicité pour wax kii wala kii waaye bu ngeen xoolee temps yi ci presse bi nii man bindoo naa ci benn këyit yàggul ñoo ngi wàññi ay junniy nit te pourtant ñoo ngi leen dugalal ay milliards yi koppar parce que dañuy jàpp ni bu ñu génnee ci mbas mi àddina day soppeeku loolu mooy li ñuy wax amoon na avant ak après mooy que ni que àddina bi ni muy laloo bi yoon nii bu ñu génnee ci mbas mi nit ñi bu ñu soppaliwul seen doxalin bu ñu soppaliwul seen ni ñuy liggéeyee ak ni ñuy gisee seen gis-gis bu ñu ko soppaliwul duñ ci génn loolu moo tax mën nañu wax ni que bu ñuy reprendre bu fekkee ni que léegi tijji nañu aéroport yi nit ñi foog ñu jàpp ni que dootul mel comme ni mu meloon bu njëkk loolu moo taxoon ñun temps yi sax ñuy wax ni que léegi dañu bëgg tamit nit ñi jàppale ñi nga xamee ni ñi ñooy intermédiaires yi ñi nga xamee ni ñii ñoom ñooy indi clients yi jox ko compagnie yi ñoo leen di wutal ay clients yooyu mooy agence de voyage. war nañ leen jàppale bu mel nan moo xam ne bii nit ñi léegi nañu soppali seen doxalin mooy que léegi bu ñuy jënd billet d'avion nañ ko fay parce que bor bi léegi kenn dootu ko mën a supporter bu ñu génnee ci lii képp ku ami bor
booba nga xam ni que daa jànkonteel ak ay jafe-jafe yoo xam ne ni yàlla rek moo xam fu mu toll. waaw changement yooyu bu amee dàkk lay réew ñu mel ne ñun adapté wu parce que wax na sànq agent de voyage yi faut njàppale leen parce que am na ñu bëri ñu xamante ne ci la ñu amee seen i sutura ci lañ seen liggéey de téye seen njaboot te gis nañu changement yab bi comme nouvelle technologie ni mu duggee nañu di waxtaan léegi visioconférence dañuy wàññi seen voyage loolu dina am impact ci secteur bi en même temps nit ñi dañuy yaakaar léegi doon nañu mën a digitaliser lu bëri est-ce que loolu réew mi mel ni Sénégal bu loolu amee naka lay mën a réadapté wu ci loolu. waaw c'est question bu pertinente la waaye nouvelle technologie moom am na lu bëri lu muy régler mais lu régler lépp ak fépp li ma bëgg a wax mooy tout le temps secteur transport aérien ak ouverture ak des frontières ni yenn préoccupation yi nekkee question de survie ci yenn domaines yi noonu la secteur aérien aussi compliqué damay dellu ci suma waxu njëlbeen ne la communication échange discussion débat des principaux acteurs de la filière loolu su amul rek communication bi ñu ciy mën a def wala conseil yi ñu ciy mën a def lépp lu ñu ci mën a def rek dañ koy anticiper te duñu xam exactement yan problème ak yan possibilité le secteur boobu am oui frontières yi dañ ko ubbi oui ñu ngi am xalaat pour secteur aérien redémarrer mais suma co-débatteur wax na ko léegi am na pays yoo xamante ne ñoom dañ ne kenn du ñëw seen dëkk donc il faut acteurs yooyu discuter xam opportunité réelle yi ñu am fan lañ mën a dem ak fan lañ dul mënti dem Chine par exemple tey tëjaat na ay frontières pour quelques jours Angleterre nee na ku ñëw di nga dem 40 wala 14 donc il faut que ñu xam possibilité yooyu yëpp il faut que ñu xam leen le fait que ñu naan dañuy subventionner dañuy joxe xaalis gis nañ souvent que subvention ak joxe xaalis aussi parfois du nekk solution fausse solution rek lay nekk avant ngay wax solution da ngay waxagum lan mooy problème réel yi lan mooy circuit bi xamuñu ko problème réel yi xamuñu ko yan ressources lañ dese xamuñu ko c'est vrai fi ñu toll nii période de pandémie ak période de crise bu mu mënti nekk souvent dañuy xool nan la intervention état mën a booster activités yi c'est loolu mënul ñàkk augmentation billets yi par exemple loolu c'est pas une solution comme ñu ne par exemple ñu ngi ci mbaax ñu ngi ci crise nañ yokk courant bi même si ñun ndox mi yokk ne si ñun du dëgg du yoon nit ñi mënuñ am problème mu ressources ngay yokk seen dépense ak seen charge oui dañu war a subventionner oui état bi dafa war a intervenir comme yeneen état yi du ñuy intervenir pour booster activité yeneen réew yi mais faudrait-il que ñu mën a justifier réellement fan la ñuy dugal xaalis da ngay tijji frontière te xamoo fan ngay voyager da ngay tijji frontière te xamoo kan moo war a dem ak kan moo warul dem donc li ñu war a def mooy discuter ba ñu xam existant bi lan mooy problème yi lan mooy circuit bi lan mooy acteurs yi parce que forcément dina am acteurs yu bàyyi dina am acteurs yu si nekkaat beneen problème bi mooy tout le temps mooy ñu accompagner ñi nga xamante ne dañ war a dem am na ñoo xamante ne à la kul al il faut ñu dem que la solution soit numérique ou la solution soit digitale c'est une solution pour une chose am na ñoo xamante ne par exemple dañ am seen famille seen lépp du affaire mobilité bi nekkul affaire jàng nekkul affaire commerce et parfois affaire famille la nit doomam mu ngi Sénégal wala doomam mu ngi feneen léppam yaayam mu ngi feneen parfois aérien bi nee nañ ñi toog seen dëkk yi faju mais gis nañ ne ñëpp mënuñ fajoo seen dëkk yi parce que parfois plateau médicaux yi dafay am ay jafe-jafe yu tar nga war a voyager
pour am ay spécialistes feneen ñu la mën a dimbale kon gis nga plateforme numérique ak plateforme digitale amul benn problème baax na mu ngi ñuy dimbale mais la notion de coprésence c'est vrai sur le plan numérique mën nañ ko développer dem ba ci vidéo dem ba nit ñi sooy cuisiner sax ñuy wone nan la ñuy cuisiner c'est vrai sooy opérer sax ñu mën la won nan la ñuy opérer kon sur le plan digital ak sur le plan numérique il y a des avancées et le Covid comme benn genre ruse de la raison rek permettre nañu ñu découvrir li nga xamante ne mu am nañ ko mu nekk ay moyens ay outils yu am doole yu am solo yoo xamante mën na dimbale doomu aadama bu baax a baax mais outils yooyu mooy ay plateforme numérique yooyu dafa am ay limites yu bare ku am famille soxla na dem ci famille ku am maa ngi doon seetaan il y a une semaine ci internet bi benn aide soignante bu nekk Belgique bu doon vraiment ni mu doon plaindre dafa jéggi dayo pour nga xam limitu réseaux sociaux yi mu ne moom jëkkëram mu ngi dëkk Togo nekk aide-soignant comme moom chaque jour ñu ngi même co-présence ñu ngi vidéo même jëkkëram suy liggéey sax moom mu ngi koy suivre vraiment mu ne ñoom ñu ngi dund réellement seen ménage mais bi ñu demee bu ci biir dañ saturé ci barrière numérique boobu dañ soxla woon dund vraiment dund couple donc loolu ay limites la limite yooyu nag nañ koy saafara il faut ñu xool ñi nga xamante ne aussi nekk nañ ci besoin présence physique boobu ñu xool nañ leen di gunge li am solo bu am solo mooy am na lu bëri yoo xamante ne tey problème la problème ressource réelle li nit ñi amoon yëpp dépensé nañ ko soit dépensé nañ ko seen kër wala dépensé nañ ko pour dimbale doomu aadama yi nekkoon ci besoin état bi nag jot na mu intervenir mais bala ngay intervenir aussi il faut nga maîtriser le secteur là il faut nga xam réellement si dinañ ubbi frontières yi sax man loolu lay wax avion bi fan la dul dem ak fan lay dem c'est vrai depuis mbas bi commencé aussi nit ñaa ngi yot di dem yaa ngi yot di jël seen motuwaay di dem kon nañ réfléchir davantage ci loolu les principaux concernés nañ discuter pour xam exactement li ñu war a def ak li ñu warul def et aussi ñi war a voyager aussi ñu xool parce que su nekkee ne da ngay voyager pour réunion kese su nekkee da ngay voyager pour affaire kese pour nekkee da ngay réunion da ngay voyager pour commerce pour nekkee da ngay voyager pour économie kese lépp loo xamante ne war na mën a ñàkk parce que temps crise loolu la ñuy xool li mën a ñàkk li nga xamante ne nécessité la li nga xamante ne question de survie la ñu permettre la donc état bi nekkul ne affaire koppor affaire xaalis kese la war a intervenir mais war nañ mën a ajouter leneen aussi si mobilité bi warul nekk mobilité bu normal mobilité crise la mobilité pandémie la maanaam tey pour nga voyager da nga ko war a justifier nekkul ne simplement couvre-feu wala état d'urgence interne la ñu war a nekk boo ko war a déplacer wu d'une région à une autre war nga mën a wax lan mooy sa raison déplacement yaakaar na sur le plan aérien sur le plan de l'ouverture des frontières aussi les mêmes justifications les mêmes raisons de mobilité war nañ ko mën a justifier war nañ ko mën a étudier je crois que nit ñi daal duñu discuter assez pour mën a justifier les raisons de tel acte ou de telle activité yooyu daal manqué na loolu tax ma ne discussion ak communication des acteurs nit ñi sur le plan même public que les gens en parlent que les gens discutent pour ñu xam la meilleure des solutions à adopter nekkuñu situation normal situation exceptionnelle lañ nekk déplacement yi ak ouverture des frontières yi aussi dafay fekk mu jar ko nit ki oui déplacement neex na am na ñoo xamante ne ñu dem par tourisme dañu dem découvrir loolu yëpp mën a ñàkk war nañ ko mën a différer bu beneen jamono ñi nga xamante ne dañu am problème mu santé ñi nga xamante ne dañu am problème mu famille ñu mën a étudier dossiers yooyu ba yombal leen dem bi ñu bañ a xalaat surtout yokk billet yi parce que nit ñi amatuñu ressource pour dem na état bi continuer intervention bi nu mu ko mën a continuer rek nu mën a discuter aussi ak l'international ak partenaires yi pour ñu mën leen yombal dem beeg dikkalante bi ak lu ci mënti am aussi au niveau de la mobilité la nañ jël seen motuwaay parce que virus bi nit ñi ñoom ñoo koy voyager loo nit ñi ñoo ko indi fii te yeneen dëkk yi ñuy dem
je crois que dina jafe lool te leneen affaire bu ma si bëggoon yokk Alassane nga baal ma mooy surtout beneen préoccupation bi ñu gis ci transport aérien mooy ostracisme bi mooy maanaam tey français bi nañ ko suivre encore français yi dañ fi ñëwaat tranquillement kenn daanaka du leen gëtën ci quarantaine kenn du leen te loolu tey état bi war na mën a am vraiment fulaak faydaam pour que ñun ñun extérieur bi li ñuy rendre ñu leen koy delloo souvent ni ñuy soo xoolee yenn plateforme yi nga xool nit ñu ñuul ñi ni ñuy ñaxtoo nga xool sénégalais yi nga xamante ne dañu bëgg a dem sax France toog fii Sénégal depuis des mois def remuer ciel et terre pour dugg France pour dugg Suisse pour dugg Angleterre mënuñ fa dugg ñu bàyyi aussi ñun des étrangers ñu fiy dugg nu leen neexee di fi njaaba njale nu leen neexee loolu aussi war nañ ko mën a bañ je crois que il est temps aussi que ñu xoolaat daal suñu suñu jëfin yi. waaw laata ñu progresser ci discussion bi ñu dem benn page publicitaire ñëwaat. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di ñu wax coronavirus njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solum masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoro coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yem sama wareef mooy dog buumu corona bi. Dakar Direct, la matinale de iRadio. jërë ngeen jëf ñu leen nuyu di leen santaat di leen dalalaat fii suñu studio yi di leen wax ñu ngi am gan fi Ibra Birane Wane nekkoon patron Corsair nekk léegi patron aviation ENCO ak Ndéné Mbodj nekk enseignant chercheur en philosophie et en communication bu ñu ñëwaatee ci studio bi dañoo constaté woon tendance bi amoon Afrique dëkk bu nekk am compagnie boppam est-ce que mbas mi bu ñu ci génne yaakaar nga ne réewu Afrique yi dañuy delluwaat genre Air Afrique parce que ñu bëri ñu ngi rêvé la moo tax Afrique doom compagnie benn compagnie boppam bu nekkoon genre Air Afrique mais mieux géré mieux gouverné pour que ñu mobiliser suñu force yi parce que ñu bëri nañu mbas mi rien ne sera plus comme avant est-ce que si compagnie aérienne bi tamit loolu dina ci am. waaw li wóor li ma xalaat man sama xalaatu bopp mooy que ni que bu ñu génnee ci lii waaw suñu soppaliwul suñu doxalin comme ni ma ko waxee woon dina metti waaw. amaa nag léegi est-ce que war nañu def compagnie multinationale régionale wala communautaire ak yooyu. waaw loolu moom xalaat la boo xam ne bii moom mosu fi dañ parce que expérience yi ñu gis yëpp que ni que compagnie dëkk bu nekk rek defar na compagnie boppam wala ay compagnie boppam demuñu fenn Air Afrique li mu fi defoon ba léegi kenn def ko fi. boo ko seetee ci fànnu formation par exemple bi fi Air Afrique jógee ba léegi formation wu cadre transport aérien yi fii léegi ba léegi moom dafa tar loolu parce que ñoom ñoo fi doon formé. même pilote yi sax Air Afrique doon na leen former moom ci boppam doon na leen fayal ñu dem di jàngi di ñëwaat léegi loolu yëpp dafa dañ te compagnie yi dëkk bu nekk dafa nekk dëkk bu tuuti Sénégal bi nga xamee ne bii moom moo jiitu ci communauté UEMOA bi ma doon wax fii Côte d'Ivoire topp ci loo boo ko xaymaa li ñuy transporter boo jëlee aéroportu Dakar maximum li muy def fi ñu toll nii 2,5 millions passagers la à peu près aéroport Côte d'Ivoire mën na ko wàññi tuuti boo ko wàññee tuuti boo ci dindee 200,000 wala 300,000 ñu xaw a toll ñi si des ñëpp amu ci benn aéroport buy def 1 million de passagers 2 millions de passagers 2,5 millions passagers
dafa mel ni nga def rek benn dëkk bu ndaw bu ñuy wax Rodez en France Paris-Rodez li ñuy def par an wala yu demee nag yooyu aéroport bi muy méngul mooy genre ay aéroport yu mel ni ay aéroport Nantes wala yooyu mooy des villes moyennes yu ndaw. yooyu la ñuy tollool boo ko seetee ci kii bi fii nii yeneen dëkk yëpp nag ñoo gën a tuuti fuuf. waaw léegi ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk lu tuuti li nga am boo foogee ni que yow mën nga am envergure bu rëy pour mën a wax ak ñeneen ñi dafay metti loolu moo taxoon nit ñi doon a jéem a regroupé wu bu ñu regroupé wul tamit créer compagnie sax waaye compagnie ñoom ci seen biir nañu waxante. def coopération ñoom ci seen biir. bu fekkee ni par exemple compagnie dëkk bi ak dëkk bi ak dëkk bi Sénégal ak ñeneen ñi kenn mënul toog rek doo wax ak ñeneen ñi. waaw bu fekkee def nañu choix boo xam ne bii dama bëgg am sama compagnie bopp am samay matukaay ak yooyu na fekk tamit yaa ngi wax ak ñeneen ñi aviation. mooy secteur bi nga xam ne bii d'ailleurs dafa international ba mu ëpp moom te dañ ko codifier bu baax amul dara loo ciy def loo xam ne lii rek du règle boo xam ne bi bokk nga ko ak keneen yow ci sa bopp rek mënoo nekk sa dëkk amee say règle bopp xam nga sa transport terrestre mën nga ko régler sa transport taxi sa dëkk mën nga ko régler sa lii aviation moom dafa nekk loo xam ne lii moom kuréel la bu rëy bu nekk ci kaw ñëpp kenn ku nekk si ñoom war na mën a topp tegtal ak digal yi kuréel bi joxe waaw kon bu fekkee ni que ñëpp ñoo ngi waxante ci seen biir ba pare bu fekkee ñu tamit dañu am pas-pasu boole seeni ay doole pour mën a xeex ñeneen ñi parce que bu ñu ko seetee léegi transport en Afrique ci boobu boo ko jëlee transport aérien Afrique bi 80% du transport aérien africain est contrôlé par des compagnies étrangères. Le trafic international africain entre l'Afrique et les autres pays. waaw maa ngi wax français sax te ñoo ngi nekk émission wolof. boo jëlee diggante Afrique ak yeneen dëkk yi dem beeg dikk bi. compagnie bitim réew yi yu mag yi ñoom ñoo ko contrôlé waaw ñoom ñoo ci ëppale seen wàll ñoom am nañ ci ñeenti wàll ba ci africains yi am ci benn wàll xam nga loolu doy na waar waaw loolu moo tax ñu ni te pour que nga mën a am ci wàll bu bëri il faut nga bëri doole il faut nga rëy nga bëri doole gis nga yeneen compagnie yu mag yi daa ci gis compagnie boo xam ne bi am na lu ëpp 200 roppalaan waaye dafa jàpp ni bopp ni moom dafa tuuti ba léegi dina dem wax ak ñeneen ñu def li ñuy wax ay alliance mooy ñu def maa xam benn kuréel boo xam ne bii ñu bëri si ñoom daañu bokk ñu def club ñoo xam ne ñii ñoom ñooy bokk seen lépp pour gën a rëy gën a mag nekk groupe bu rëy loolu mooy tax ñu mën a gagné groupe bu ndaw boo gis rek du dem fu sori. parce que affaire bi dañ ko mondialiser maanaam àddina bi yëpp lay wër dañuy gis benn alliance boo xam ne ñoom bëgg nañu fépp fu dëkk am ci àddina bi ñu mën fa dem waaye kenn rek comme que mënul dem foofu il faut mu wax ak keneen ñu def seen kuréel. ñu ni yow demal fii man ma dem fii ñu dem fii ñu bokk li ñu boole africains yi nag ñoom loolu daf fi manqué trop. mais li waral loolu parce que est-ce que expérience Air Afrique bi ñëpp ngi rêvé xëy na Afrique malade na même bu fa nekkulee CEDEAO mun na am compagnie CEDEAO compagnie UEMOA ak yooyu fekk dëkk yi ñoo lëkkaloo liggéeyandoo parce que nee nañu soo jógee Sénégal bëgg dem par exemple ci dëkk Afrique yi xëy na heure yi ngay passé aéroport yi moo gën boo bëggee jógee Sénégal dem Paris. waaw lu leer la loolu moom lu am la li doon gën mooy ñu am compagnie bu mag boo xam ne yu bëri ñoo ko bokk waaye tamit nekk réaliste tamit lu baax la da ngay xool lan moo mën a nekk ak nit ñi tamit seen gis-gis ak seen xalaat fan la toll parce que pour que loolu am il faut que état yi ñoom ñëpp ñu jubóo ci seen biir wala boog homme privé africain yi parce que léegi de toute façon man jàpp ma ni que lépp lu ñoo ngi ko war a xaar ci état dafay joxe vision dafay joxe impulsion dafay wax nan laa bëgg réew mi mel nan laa bëgg kii yooyu waaye ñiy liggéey ñun la nit ñi la moo tax it peut-être que privé africain yi man ñoom laay wax ñoom ci seen bopp ñoom nan la ñu xalaat est-ce que gis nga compagnie yu mag yi may wax yi du ay compagnie état yi moomuñu ko état yi bu ñu ci amee dara tuuti lañ ci am mën naa citer benn compagnie Lufthansa bi nga xam ne bii mooy compagnie allemande moom mooy numéro 1 ci Europe bi nga xamee ni bii mbas mi ñëw na ba mu am problème bu yu tar état bi pour mu jàppale ko lan la def dafa dugal xaalis ba noppi jël 20% ci capital bi pour la première fois état bi bokk ci woon compagnie privée la pure pour mu bañ a normelu pour mu bañ a parce que bu daanoo réew mi liggéey ak yooyu dafay indi ay gàllankoor yu bëri waaye état bi mi ngi soog a dugg ci biir compagnie bi mu ñëwee di ko jàppale mu ni déet léegi dama lay jàppale waaye damay xool li ngay def lan la ndegam méngoo naag voilà mooy li ñu doon wax léegi waaye yeneen compagnie yooyu yëpp ñuy gis noonu boo demee Angleterre boo demee kii gi seen comme yooyu ñëpp ñoom ñëpp compagnie c'est privé la
état bi da siy jàpp daf leen di jàppale du jàppale koppar li ñu doon wax sànq. état bi ni mu lay jàppalee du question indi la koppar li tax ñuy wax koppar jamono ji ñu toll parce que koppar bi moom dañ ko soxla. waaw sur loolu kenn du fay kenn. kenn du am xëy kenn du am li ñi doon am xëy amatuñu xëy ñoo ngi toog seen kër bu ñu leen joxulee dara duñu kii état wu Sénégal loolu la jël dafa jël koppar bu bëri joxe ko ñëpp ni damaa ngi leen di lebal ci kaw ngeen fay nit ñi ñu bañ a toog seen kër bañati am lu ñu lekk. loolu état moom matukaay yooyu la mën a jël te jël na ko waaye pour que ñu mën a defar ay compagnie africaine yoo xam ne yii dinañu mën a tax suba ñu bokk Afrique bokk ci transport aérien international bi bu ñu xaar état yi rek bu fekkee ni que état yi rek la ñuy xaar état yi dañu am ay priorité am nañu yeneen yu bëri yu ñuy war a toppatoo ci réew mi éducation ak yooyu xaalis bu bëri état néew na état bu jël xaalis bu bëri def ko ci compagnie Sénégal def na ko temps yi Éthiopie defoon na ko bu njëkk ba Kenya defoon am na yenn état yu ko def Maroc def na ko ak yooyu waaye boo jëlee Afrique am na 55 états néew na état yu mën a def sacrifice bu mel noonu loolu moo tax ñu ni kon privé yi ñoom ci seen bopp war nañu yëngatu gannaaw loolu du question créer compagnie boo xam ne rek ay état ñoo ko bokk mën nañu créer compagnie boo xam ne bii multinationale la waaye ñi ci am seen koppar ci biir ñëpp la. ñëpp la nit ñi sociétés yi banques yi privés yi ak yu demee nag yooyu expérience yu mel noonu war nañ ko mën a am fii ci Afrique parce que yooyu moo am ci yeneen dëkk yi te yooyu am nañu ay succès yu bëri boo xoolee compagnie aérienne ci àddina bi yëpp balaa mbas mi ñëw prévision yi IATA mooy association internationale des compagnies aériennes prévision yi mu defoon pour 2020 bénéfice yi compagnie yi àddina bi yëpp waroon am mi ngi tolloog ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent milliards. ci dollar 29 milliards ci dollar. moo doon bénéfice bi nga xam ne bi moom la compagnie yëpp doon am ci biir Afrique. compagnie Afrique yëpp boo leen boolee ñoom rek ci àddina bi ñoo doon am perte 200 millions de dollars. bu ñëpp dee gagné 29 milliards de dollars. ñoom ñu perte. Afrique moom ñoo ngi perte boo boolee compagnie yëpp. li waral perte boobu. mais parce que mooy li ma lay wax compagnie duñu tuuti suñu dëkk yi tamit dafa bëri problème ay taxis yi dañoo bëri ak yooyu boo ko xaymaa carburant bi ñuy jënd. billet dañoo cher billet yi waxu billet yi cher sax kooku beneen débat la. man sànq li ma waxoon ni waxuma ni que billet dañu nar a cher bu ñu génnee ci mas dama ni mën na am ndax dama leen jox ay charge yu bëri ay raisons yu bëri parce que billet moom jënd ak jaay la. bu fekkee da ngay jënd dara jaayaat ko il faut que bi li nga koy jaayee mu ëpp li nga ko jëndee. waaw transport aérien da nga koy jënd balaa nga koy jaay da ngay jënd carburant da ngay fay ay pilote da ngay jënd ay avion da ngay jënd yooyu loolu yëpp boo ko xaymaa booy jaay sa billet na fekk tamit daa ci génn loolu moo tax ñu ni billet moom état mënu ci dara parce que on est dans une société libérale monde bi yëpp noonu lay doxee léegi billet yi du état moom mooy fixer tarif. état du fixer benn njëg li koy fixer mooy liggéey bi nit ñi di def ndegam jar na ko wala jaru ko. loolu mooy indi kii bi et puis li économie li ñuy wax loi de l'offre ak demande. bu fekkee ne que nit ñi tukki bëri nañu trop. waaw billet yi mën na am bu fekkee nit ñi tukki dañu néew billet yi mën na yokk loolu yëpp a ngi ci loolu moo tax bu ñu bëggee yëf yi sakkan il faut nga am ay matukaay yu rëy ñële dañu am ay avion yu rëy ba pare bëri ay avion ba noppi bëri client bëri nit yuy tukki ñun masse critique li ñuy wax amul fii ci Afrique ñiy tukki bëri wuñu ndaxte dañu néew doole. boo jëlee ay pays pauvres parce que transport aérien même bu fekkee ni que léegi nekk na loo xamee ni lii dafa démocratiser. àddina bi yëpp c'est pas n'importe qui mooy waaye des na ba tey ñun suñu dëkk yi. des na ba tey transport luxe la. pour ñu si bëri boo ko seetee ba ci biir bu ma nee par exemple aéroport de Dakar 2,5 millions passagers la am loolu du firndeel ni 2,5 millions nit ñoo tukki ñoo dugg déedéet mi ngi firndeel ni 2,5 millions yoon la ñu tukki. mooy que ni ku mel ni yow Alassane Samba Diop mën nga dem fukki yoon waaye dañu lay compter fukki nit. keneen mën a dem téeméeri yoon ñu compter ko téeméeri nit moo bu ñu paree ñu ne voilà 2,5 millions nit ñoo fi ñëw du loolu de. boo ko seetee ba ci biir ñi tukki dem ak ñëw fii ci Sénégal matuñu sax 200,000 personnes. nombre de voyage la waaw loolu moo tax ñu ni bu fekkee ni que bëriwuñu duñ ci mën a génn am na beneen leneen li koy firndeel mooy que ni que boo seetee compagnie yi nga xam ne ñoo ëpp succès fii ci Afrique. benn bi dee na daaw. enfin dee na ren South African Airways. waaw balaa muy dee. Ethiopian Royal Air Maroc. Egypte Air compagnie yooyu boo ko seetee ba ci biir seetal seen population dëkk nu mu mel. waaw dañoo rëy ñoom ñëpp dañoo bëri du ay 10 millions 15 millions comme ñun yi ci gën a tuutile ay 30 millions 40 millions d'habitants la ñu am ñenn ñi 80 Éthiopie boo demee ëpp nañu 80 millions et cetera kenn ku ci nekk si ñoom am na ay roplaan yu bëri. ëpp nañu ñii
kii Ethiopian moom mooy compagnie rek bi nga xam ne Afrique am na lu ëpp téeméeri roppalaan téeméer kon moom mi ngi waxanteeg sax ñi nga xamee ni ñii ñoo ngi tolloo compagnie yu mag yi nekk fale bokk na ci alliance yooyu ma la doon wax SAR alliance moom bokk na ci. ñi ci bokk ci Afrique bëriwuñu Ethiopian la Égyptaire ak South African Airways bii dem ñooñu compagnie yu mag yi ñoo ngi wax ak ñoom lu tax ndaxte dañu am force dañu am doole am nañu plus de 80 avions am nañu population bu rëy am nañu ay aéroports yu rëy donc ñooñu mun nañu waxanteeg ñeneen ñi loolu mooy li ma la doon wax ni que ni bu fekkee da nga tuuti bokkuloo Afrique boppam boo ko jëlee boo ci génnee Afrique du Nord trafic mondial bi am yëpp nga xam ne ni que ñoo ngi transporter lu ëpp 4 milliards 500 mille personnes ñoom la ñuy transporter ci àddina bi Afrique ci boppam 2% la ci am ci loolu yëpp xam nga loolu néew na. dafa mel ni que kon boo ci génnee Afrique transport aérien mën na continuer di wéy te fekk kenn dootul sax tudd Afrique boo ko ci génnee compté wul lu tax compté wul mooy li ñuy wax nii dañoo tuuti dañu néew doole te suñu dëkk yi tamit dañu nekk ay dëkk yoo xam ne dañu pauvre waa dëkk yu pauvre nag bu ñu boolewulee wala boog seen ay société dem def benn kuréel ñoom ci seen biir ñuy waxante du ñu mën a dem fu sori daañu continuer rek di def lii ñuy def tuuti waaw tuuti léegi nag li ci des mooy fexe ba li ngeen defar mu baax. par exemple bu fekkee am ngeen benn compagnie comme Air Sénégal par exemple Sénégal nga xam ni que état bi dugal na ci ay milliards yu dul jeex pour jënd ay avions yu bees defar ki demee nag yooyu nañu fexe ba bu fekkee ni que bon amuñu nu ñu mën a waxanteeg ñeneen ñi ba mën a defar suñu kuréelu bopp fii ci Afrique waaye nañu fexe boog ba ñun boog li ñuy defar boog ñu defar ko mu baax. waaw parce que loolu tamit mën na nekk mais du ñu am ambition boo xam ne bii dina tax ñu mën a bokk comme li nga doon wax ñi nekk ci compagnie yu mag a mag yi ci àddina bi ndaxte suñu réew yi ñoo tuuti bu ñu boolewulee du ñu mën a defar benn bu rëy. Air Afrique bi ñu koy defar jamono yooyu. moom mooy première compagnie Afrique bu fi indi ay avions yu ñuy wax ay Airbus A330 200 yi ñuy wax léegi nii ñoom ñoo ko fi jëkk indi moom mooy première compagnie Afrique bu fi am Boeing 747 cargo. mais li waraloon yooyu yëpp mooy que ni que réew yi dañu boole woon ñaar yi ci gënoon ëpp doole mooy Côte d'Ivoire ak Sénégal ñoom ñaar ñoo doon garantir avions yi ñu doon jënd ak ñoom seen ak yooyu bi ñu fi jógee ba léegi guléet ren Air Sénégal ci réew yooyu yëpp bokk Air Afrique guléet Air Sénégal rek moo fi indi léegi avion yu toll ni ki yooyu avion Air Afrique amoon gis nga loolu Air Afrique bi mu fi jógee léegi mën na léegi ñaar fukki at boobu ba léegi amul benn ci dëkk yi bokkoon ci Air Afrique boo xamee bi jot nga mën a jënd avion yooyu Air Afrique amoon benn guléet Air Sénégal moo ko fi def ren daaw ak ren loolu moo lay won rek nii que suñu réew yi bëriwuñu doole trop. ndéene du mais potentialité nag Afrique bëri na Afrique am na or am na diamant am na pétrole léegi am na lu bëri am na population bi xam ne xëy na dina mag pour la plus jeune est-ce que tey yaakaaroon ne ñu wut benn compagnie africaine mën a jàkkaarloo yeneen compagnie comme modèle Air Afrique parce que ñu bëri ñu koy rêvé waat ñu ko rêvé waat parce que Air Afrique ça fait rêver beaucoup de gens bu ñu ko mënulee am sax surtout ñu dëkk yi ñu mën a lëkkaloo indi compagnie parce que bu ñuy wax si suñu réew wax ay unité africaine est-ce que du foofu war a commencer face à la concurrence mondiale. waaw merci yaa ngi may bëgg a defloo spécialiste avion waaye comme que dañuy xalaat rek. xaaral ma xalaat jëmale ko aussi ci li ma gën a xam muy communication ak réflexion aussi préoccupation yu Afrique li ma bëgg a wax ci loolu mooy mbas mi moom daa wone ne avant mbas mi d'ailleurs nit ñi dañu war a booloo et que mbooloo lu am solo la et que tollatuñu ci jamono yoo xamante ne ay individualité la wala ay pays wala ay continent ku nekk mën nga toog sa ruq rek régler say problème mbas mi wone na ne problème yi souvent ay problème mu internationaux lañ ay problème mu mondiaux lañ ndaxte bi ñu waxee ne Covid-19 bi dugg na ku nekk jéem naa gësëm fu ne pour jëm fa am solution pour jëm fa am médicament wala pour jëm fa am vaccin et que nit ñi aussi découvrir nañ ne mbas mi tax nañu gën a gis ne li problème bi ñu gën a am mooy surtout ay kuréel yoo xamante ne nit ñi dañ ci tase mën a xalaat ci lu gaaw pour trouver ay solution mbas mi wone na loolu kon boog su nekkee ne tey ci affaire compagnie aérienne ñu ngi ciy xalaat booloo
ba nekkul ne ci affaire avion kese lañu war a booloo war nañ Afrique moom war na mën a booloo ci lépp lenn li may contre rek souvent mooy ñuy jéem a développer ay idéologie yoo xamante ne dafay xaw a contradictoire ak li ñuy wax mondialisation ak préoccupation internationale donc c'est vrai compagnie africaine suñ beneen am benn flotte boo xamante ne Afrique ñëpp a ko bokk loolu dina baax trop ndaxte feneen nit ñi grands ensembles yi la ñuy adopté ba je me demande sax si grand ensemble yooyu duñ ko relancer mais de toutes les façons Europe am na nu mu ko réussir tuuti waaye Europe aussi nit ñi gis nañ ne xam naa ne après Covid bi ñoom yaakaar naa une recomposition de l'Europe il faut que mu am ndaxte ñenn ñi ñu mel ni Italie par exemple xaw nañ mere yenn dëkk yi leen wër trop parce que jàpp nañ ne dañ leen bàyyi ci biir bi feebar bi amee waaye xalaat ci Europe dafay sori naa ñëwaat Afrique tuuti pour ne man du ma spécialiste avion ak roplaan buy naaw mais li ma mën a jàpp ne Afrique moom c'est vrai que comme ni nga ko waxee léegi am nañ ay ressources naturelles yu bari même si gars yi fi ñëwoon pour coloniser ñu sàcc bu tar am na lu ñu desee su nekkul ressources naturelles yi aussi nekk ressources humaines moom foo ko natt rek am nañ ko ba mu doy ci continent bi am nañ ko aussi ñuy servir bitim réew kon faw Afrique am jàngat bu ngand ci Covid 19 bi commencé na feeñ bi Madagascar découvrir Artemisia bi ba ne léegi Artemisia bi ba organisation mondiale de la santé commencé wax mais gars yi jàpp nañ ne organisation mondiale de la santé mbas mi rëccoon na ko ci lu bare ba dëkk bu nekk rek da doon jéem a xool solution pour nooy dimbalee sa population kon Afrique jot na ci fànn yu bëri au-delà des compagnies aériennes ñu regroupé wu mais regroupement boobu aussi dafa am leneen li muy laaj aussi mooy des préoccupations nationales soo jëlee par exemple Sénégal bala ngay wax ne sa compagnie day rejoindre compagnie africaine muy lu baax a baax dafay fekk aussi au niveau national ñu maîtriser ak xam li ngay def Air Sénégal international ba mu commencé ba léegi gis ngeen problème yi muy am de toutes les façons presse bi ou à travers la presse étalage problème yu ngand problème administration sax Air Sénégal wone na ne am na ko je me demande nan lay démarrer su nekkee ne mbas mi ñëw na aussi pour rëkk ndigam kon problème nationaux yooyu il faut que ñu maîtriser ko il faut que ñu xam il faut que ñu informer citoyens yi impliquer leen ci gestion bi impliquer leen ci débat bi mais su nekkee ne yow sa réew xamoo compagnie boobu nu muy doxee xamoo capital ba kan moo ko moom xamoo kan moom majoritaire xamoo administration bu nu muy doxee donc yooyu pour nga réfléchir ci sax da nga ciy xaw a tayal parce que da ngay jàpp ne am na leneen lu bëri loo xamante ne dañ koy sagganee donc au niveau national li ñuy sagganee nañ ko régler ba pare nañ démocratiser le secteur là je crois que war nañ mën a am information yu doy war nañ mën a rendre public la gestion l'administration les orientations la politique il faut que ñu am daal lu ñu rassurer ak lu ñu boole ci compagnie boobu ba ñu mën a yey yàbbi parce que loolu dafay manquer mais au-delà de ces préoccupations de gestion au-delà de ces préoccupations d'organisation au-delà de ces préoccupations de transparence la préoccupation de regroupement de l'Afrique loolu yoon la parce que Covid bi wone na ne ñun li ñu gën a sonal loolu la soo xoolee par exemple day boobu c'est vrai que su ma jëlee Israël dañ naan Israël départ na bu yàgg soo xoolee israélien bi mbas mi amee fépp fu seen doom nekk dem nañ jëli ko c'est vrai ku feebar moom ku jaaxle ku ne sa mbokk nga jëm ñu mettre la en quarantaine ou pas c'est une solution oui mais ku jaaxle ku ne say mbokk nga yaakaar donc yaakaar naa ne ñun aussi suñu amoon benn flotte xam nga nu ñu koy imaginer xam nga nu ñu koy penser bu Afrique moom parce que jot na Afrique aussi dara téyewu leen du ressource naturelle moo leen téye ñun yaakaar naa suñu problème ressources humaines yi la wala politique
problème politique lañ am gisuma fenn foo xamante ne nee nañ africains yi ñoo mobiliser wu pour wone seen bopp ci mbas mi xoolal rek Alassane au-delà de l'aviation xoolal ñaata jeunes Sénégal rek soo ko jëlee ñaata jeunes ñoo def ay création ñu waroon leen sant avant waroon leen wone waroon leen remercier waroon leen wone ne lii fierté la waroon leen ne exemple bi jot na nag lii lañ war a wone li ñu war a wone au niveau interne ci bu Sokone maa ngi leen di gis ñu à partir d'un lycée à partir d'un laboratoire qui n'a rien d'ailleurs qui n'a rien les ressources humaines parvenir lañ à partir d'un rien en ressources financières créer benn machine buy lave-mains mu nekk lu am solo donc Afrique jot na daal wax dëgg fa yàlla politiciens yi góorgóorlu. Ibrahima Birane Wane dañoo constaté Covid bu mu amee dëkk yi dañu toog seen biir di réfléchir. am réflexion en interne xool bu ñu génnee naka la ñu mën a songuwaatee après Covid bi est-ce que yaakaar nga ne fii ci Afrique surtout ci transport aérien bi maanaam kii boobu xalaat yooyu am na stratégie boobu am na. gëwuma ni am na au niveau continental. loolu gëwuma ko am na kuréel bu ñuy wax par exemple di compagnie aérienne yi ku ñuy wax AFRA African Airline Association moom mooy club compagnie africaine yi moom ci boppam mi ngi génne saa su nekk ay wax ak ay xalaat pour wax ni que nii la ñu war a def nii la ñu war a def waaye gisuma ñoom ñëpp ñu dajaloo di waxtaan ak yooyu loolu moom gisuma ko ci biir Sénégal fii secteur bi ni mu leen ko waxee woon ñoo ngi dajaloo di waxtaan. waaw sous l'égide du ministère kooku moom lu am la fii am na ci ay. Actuellement nii du ma leen def seen publicité waaye mun naa leen jox information boobu aviation civile bu Sénégal dafa génne benn protocole boo xam ne bi dafa naa ni que bu ñuy génnee ci mbas mi léegi bu ñuy tëj aéroport yi nii la ñuy doxalee. loolu yëpp bind nañ ko codifié nañ ko ba mu leer dañ koy distribuer mais wax ngeen dëgg tamit peut-être que fii communication moom ci Sénégal nag cosaanoo wuñu communication nga xam ne ni que lu nekk dañ koy xabaar bu nekk dañ koy tas ba mu tar ak yooyu cosaanoo wuñu que entreprise yi. ñoom ci seen bopp ñuy génne li ñuy def ak li ñuy wax xam nga boo demee yeneen dëkk yu mag yi Europe yooyu trimestre bu nekk ñetti weer bu nekk entreprise dina ni ñun def nañu lii gagné nañu lii wala ñàkk nañu lii fii moom cosaanoo wuñu loolu doo di ko dégg doo di faral di ko dégg même bu dee ay société anonyme loolu moo tax xëy na peut-être que ñàkk communication boobu mooy indi sama naataango ñu doon wax léegi que ni que nit ñi presse bi quelquefois ñuy wax lu bëri ci compagnie bi lii wala laa waaye man jàpp ma ni que presse bi wala du presse bi sax laay wax wala nit ñi li ñuy xalaat ak critiques yi ñuy génne ci compagnie bi yëpp bés bu nekk jàpp ma ni que lépp am na. mën na am na lu ci nekk wala lu ci nekkul waaye mën na am tamit waaye xam naa ni que ay jigéen ak ay góor yu nekk foofu di liggéey la ak yooyu waaye cosaanoo wuñu fii di wone li ñuy def jàpp ma ni que ñoo ngi lëkkaloo di waxtaan loolu moom jàpp ma ko waaye jàpp naa ni que dëkk bu nekk peut-être ñoom ci seen biir am na nu ñuy organiser li gën a metti ci génnu mbas bi ci suñu secteur mooy li ñu doon wax sànq mooy que ni que bu fekkee ni que ñëpp waxtaanuñu parce que aviation dafa international. yow boo tijjee kii tijjiwul ku bëgg dem. du mun dikk du mun dem. su fekkee ni que kii tijji na waaye condition yi mu joxe pour bu tijjee ak yow yi nga joxe du benn keroog ñoo ngi dégg président France muy wax ni que France mi ngi tijji waaye nee na ñun daañu tijji suñu frontière ak nit ñi nga xamee nit ñi ñoo ngi jël matukaay yu mel ni ñun. tijjiwuñu pour ñëpp. kon léegi nag dañuy seet nag matukaay yi lan la. mooy que ni que ñun bu fekkee ni que war nga ñëw fii boo ñëwee ci aéroport bi naka ngay doxalee ak naka nga fiy génnee naka nga fiy duggee Sénégal mooy li ma leen wax protocole boobu léegi génne nañ ko xam naa publier ko moo ci des mais au niveau de la profession nit ñi moom xam nañu wax jooju au niveau du ministère ak de l'aviation civile liggéey boobu am na def nañ ko ba pare waaye après nag il faut que ñoom ñu wax ak yeneen dëkk yi seet mu ni man matukaay yi lay jël balaa ngay ñëw ci man xamal ni que fii ku fi dugg nii la. dafa mel ni visa rek daal. booy dem benn dëkk. da ngay seet naka nga yan condition ngay remplir pour mën a dugg ci dëkk boobu. daañu la wax visa yi nii ngay doxale waaye léegi bu ñuy jellu see di génn ci mbas mi tamit noonu la ñuy doxalee dëkk yi bu ñu waxtaanulee ci seen biir génn bi gaw ma ni dina gaaw a yomb parce que jàpp naa ni que tijji bi mooy li ma ko waxee woon sànq. ndànk la nar a doon. ci kaw que clients yi du ñu bëri trop waaye ci kaw que tamit dafa leeragul ci dëkk yëpp naka la ñuy doxalee ñoom ci seen bopp benn doxalin la ñuy jël. bu fekkee ni que ñoo ngi tijji. ak tamit est-ce que dañuy tijji pour Afrique dañuy tijji pour UEMOA CEDEAO ak dañuy tijji pour intercontinental kañ la ñan dëkk la ñuy waxal ñan ñoo nangu ñu ñëw ñan ñoo nangoogul ñu ñëw loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lii lu rëy la te loolu tamit dafay menacer tamit un peu équilibre compagnie yi nga xam ne ñoom ñoo siy liggéey. voilà maa ngi la gërëm di la sant waxtu bi tënk nañu est-ce que jàcc ba bàyyi la nga continuer matinal bi gërëm Ibra
Birane Wade di nekkoon fii directeur aviation ENCO liggéey ci mbirum secteur aérien wax jafe-jafe yu amoon foofu di gërëm tamit Ndeye ne nekk chercheur en communication politique di waxtaan ak ñoom ci mbirum jafe-jafe maa ngi gërëm équipe bi ma àndaloon suba ba léegi dina jox ko kaddu gi.